Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wirgi yaram nelen werwerle. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs auditeurs internautes Asfiyahi radio télévision ñu ñëwoon ci ziar général bile ci yoonu ziar général pour indil leen li nga xam ne ni moom mooy dispositif médical bi nga xam ne nii jël nañ ko ci li ñuy wax événement exceptionnel dispositif exceptionnel. La pandémie à coronavirus qui avait touché le Sénégal en mars 2020 avait causé la fermeture des lieux de culte et la suspension des activités liées à la Khadra de Seydi Hadji Malick Sy. 2 ans après une lutte acharnée contre ce virus bëri lool lu mu def ci ay dégâts bëri lool ñu mu faat ñu gis ne la tendance est baissière ñu ubbi les lieux de culte nit ñi commencé di ziyaarawaat nit ñi commencé di julliwaat ci jàkka yi ñu gis ne biñ ko dalee def ak léegi amul lu mu indi ci yàqu-yàqu wala yokkul mbir mi l'autorité religieuse de Tivaouane en concert avec l'autorité sanitaire gisee xam ne jaadu na ñu amal ziar bi ren ci la ñu décidé ne kon nag ren nañu daje fekk namante nañu fekk namm nañu ziara suñu ay kilifa jaayante waat ak ñoom beesal suñu jaayante ak ñoom ñu ne kon nañu daje gàmmu gi nag ziar bi nag ñaari gàmmu la ñaari ziar général ak bu ren bi ku war a organiser lu mel noonu war nga jël dispositif bu exceptionnel boo xam ne nii dina adapté ak boobule événement ñu ñëwaloon leen ci dëkk bu sell bi ci Tivaouane amal ci waxtaan ak ki nga xam ne moom moo jiite mbiru paj mi fii ci Tivaouane di docteur Camara di médecin chef de district amal ci waxtaan ak docteur Yankoba Sow mi nga xam ne nii moom moo amee lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ci xadara Seydi Hadji Malick Sy séq ci waxtaan ak lieutenant Diagne mi nga xam ne nii moom moo jiite service d'hygiène ci dëkk bi ak ki nga xam ne nii moom mooy docteur Koumbata teewal fii hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh. Bonjour docteur Camara, heureux de vous recevoir sur Asfiyahi radio télévision. jërëjëf ñing ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa mbokku téléspectateurs yëpp yi seetaan Asfiya am mbégte ñëw bokk ci émission bi nga xam ni mi ngi jëm ci waajteel ziar général Tivaouane am aussi contenté fekk fii ay collaborateurs ñoo xam ne yàgg nañu liggéey lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram fii ci département Tivaouane. Lieutenant Diagne, bienvenue chez vous. waaw jërëjëf merci beaucoup ñu ngi nuyu bu baax mbokki téléspectateurs yi di kontaan bu baax ci daje bi mu nekk comme ni ñu ko waxee ci waajtaayu ziar général bu Tivaouane donc man ma am kontaan di fi toogal samay naataango ak sama médecin chef ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ni moo jëm ci waajtaayu ziar bi. docteur Yankoba yow moom yaa ñu dalal. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di sant yàlla bu baax nag di julli ci sangu-sang yi di nuyu xalif bi ak ay rakkam yëpp ak njaboot Seydi Hadji Malick yëpp di nuyu mbokki taalibe yi ñu bokkal xadara bi di nuyu sama naataango yi ñu seqal plateau bi ci liñ fi nar a waxtaane tey mën a may nit ñi ñu mën a am seen matuwaay yi pour ñëw ziar nañu ko bëggee incha allah. docteur Koumbata dalal ak jàmm ci Asfiyahi. asalaamaaleykum monsieur Gningue maa ngi lay nuyu
di nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu département Tivaouane di ci jiital xalif général bi di am mbégte ak kontaante di toog fii di wax ci préparation ziara générale bi jërëjëf. très rapidement ñu dugg ci waxtaan wi docteur Camara ci yow laay njëkkee les rassemblements de foule lu mel ni lii ñu jëm dimanche muy ziara générale génère des risques sanitaires médicalisation lu mel noonu lan la laaj. Effectivement loolu moom en matière d'épidémie rassemblement humain saa yu ñu ko waxee rek am na feebar yu bëri yoo xam ni ñi ngi ragal mu jóge ci te li ci ëpp wàllante yi mi ngi jóge ci loxo yi ak ci air bi nit ñi di noyyi donc moo tax lépp loo xam ni dafa soxla ci matuwaay bu ñu war a jël pour aar wàllante boobu ñu war ko def te ñi ngi jëm ci wax nga ko sànq événement bu spécial lan moo tax mu spécial ndax toog na ñaari at amul nit ñi namoon ñëw Tivaouane ndax soo xoolee rek fi ñu toll ni li ngay gis ci information yi ci réseaux sociaux yi nit ñi wane seen pas-pas seen engagement ni faaw ñu ñëw teew ci ziar général bi donc dafa soxla ñu jël ay mesures spéciales jël ay dispositions particulières pour néewal wala mu bañ a am benn feebar boo xam ni dafay wàllante ci wàllu suñu ñëwee ci ziar général bi comme ça ñu bàyyi ci dëkk bi wér-gu-yaram yóbbaale aussi wér-gu-yaram. Lieutenant Diagne recevoir des milliers de pèlerins ñun ñëpp bàbbeeku bëgg a ñëw Tivaouane ku war a organiser loolu nu sab dëkk war a mel. voilà jërëjëf xam nañ ni tey fu mbooloo war a teew rek war na woon am ay mesures yoo xam ni mesures yu spéciales la comme ni ko docteur waxee nii léegi te boo waxee wàllu hygiène wax lépp li nga xam ni dafa war aar doomu aadama yi donc mesures yi nga xam ni war na fi teew nekk na ay mesures yu am solo yu ñu war a jël ngir mën a vraiment gàttandu gan yi nga xam ne dañ fi ñëw comme ni ñu ko waxee léegi Tivaouane nit ñi nañu toog nañu ñaari at avec pandémie bi donc ñëw bi dafay nekk affluence bu am doole donc ñëw boobu tey contexte bi ñu nekk xëy na comme ni nga ko waxee ci au début pandémie bi wàññeeku na lool ba nit ñi yaakaar ni jeex na mais ba tey mi ngi fi donc dafay jaadu ñu jël mesures yi nga xam ni moo fi daan nekk mesures yu nga xam ni mesures yi aar doomu aadama yi la donc service d'hygiène aussi ak waa santé dinañu xam ni comme dispositif bi benn la dina jël ay matuwaay yu bëri xëy na peut-être bu ñu duggee ci biir waxtaan bi mën naa ci dem benn par benn parce que matuwaay yi dana jëm ci wàllu environnement bi dana jëm ci wàllu consommation yi li ñu fi war a jëfandikoo xewlu yu fi am dina jëm aussi ci ñi nga xam ni ñoo ngi ci biir mbedd yi ak yu demee noonu donc matuwaay yi dina bëri xëy na peut-être damay bàyyi ñu dugg biir ci biir waxtaan bi su fekkente ni kii na benn par benn ma jël ko ngir vraiment def ko mu mën a nekk sensibilisation si doomu aadama yi. bien sûr jërëjëf. docteur Yankoba wax naa ko ma ni l'autorité religieuse nga représenté ko fii ndax yow yaa yore activité médicale yu kër Seydi Hadji Malick yi bokk ak l'autorité sanitaire nga xam ne docteur Camara moom moo fi teewal ministère de la santé ñu waxtaan gis ne la tendance elle est baissière kon war nañu mën a amal gàmmu seen lëkkaloo yéen ñaar muy commission médicale COSCAS ak district sanitaire de Tivaouane seen lëkkaloo nu mu mel ak historique gu surtout nag bëggoon naa ko xam comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar ku ne xam na ni ce type d'événement dafa laaj une diversité des praticiens qui en assure la couverture médicale yéen ngoon organisé wu ci biir COSCAS lan moo waral cette commission médicale ak nu mu lëkkaloo ak autorités sanitaires yi ci dëkk bi. jërëjëf xam naa dina xaw a sori torop mooy dañu nekkoon tout tànk di jàng ne université ñëw fekk fi benn kuréel muy daayira des étudiants Tidiane ma ngi sampoon ko fa ci gàttal pour ëllëg bu ñu génnee
ñu ngi soxla si compétence si kër gi duñ ko wuti ji feneen ñoo ñooy summeeku ñëw defal ko kër gi si lañ bokkoon nag bu ñu gisanteex suñuy naataangoo ñi nekkoon université Saint-Louis ñoom yeneen compétence la ñu amoon du sax santé ak ñu nekkoon école polytechnique de Thiès amoon fa daayira ñu dajale créer fédération des associations tidianes des universités du Sénégal FATUS bu université bu Saint-Louis Mounirou Sy moo ne woon président daayira étudiants yi bu école polytechnique Zaki Sow moo ne woon président bu université de Dakar El Hadj Sarr Fall bi nekk dem dikk moo ne woon président bi ñu dajee Kër Hadis yi fii si Tivaouane sëñ Moustapha Sy Al Amine moo ko présidé woon si la ñuy créé nag FATUS ñu créé waa si benn commission santé pour bu événement amatee si kër gi ñi nekk ci kër gi te def santé ñi ñëw former benn antenne taxaw nit ñi def ko bénévolat mu nekk aussi suñu tarbiya noonu la ñuy démarré woon créé ko nag en 96 lañ njëkk a def suñu activité ak le médecin chef d'alors qui était là-bas qui était là muy docteur Anne boobu régional Idrissa Tall moo fi newoon bi ñu ko defee nag suñuy mag ci kër gi ñëw encadré ñu suñuy sëriñ ku dem ni professeur Habib Sy bi mu ko yëgee moo ñu convoqué lu ñu toog waxtaan ak moom mu wax nu nag yoon yu ñuy jaar di seeti ji nag ku mu xam nga nekk si santé rek wala hôpital bu mu ne mu yëg ni kii taalibe la ci kër gi mu woo ko wala kii sax du sax taalibe ci kër gi mais am na njëriñ dina def social mu xëcc ko mu ñëw andi compétence am loolu nag moo andi woon nag ñuy samp parce que bu ñuy door a démarré daayira étudiants yi kër sëñ Maodo Sy mu newoon seen dal ba tey xale yaa nga foofu la ñuy dal foofu nag lañ daan def suñu benn antenne bu ndaw rek suñu biir ku yëg ne am na lu ko dal rek si daayira yi ñu ñëw mais bu ñu njëkkee génne à part foofu defe naa fi lañ njëkk a def benn poste wante 5 personnes la ñu woon lañ def première poste bi fii bibliothèque bi ne leen foofu lañ ñëw jàkkaarloo service si Hadj Malick si la ñu commencé nag def sa ndànk-ndànk nit ñi di ñëw bu ñu créé benn programme annuel di taxaw événement religieux yi fu mu mën a am ci xadara bi def ay circoncision aussi si daara yu mag yi mooy la li ñu tëral si daara yu mag yi bu événement amatee nag comme lu mel ni gàmmu muy événement bi gën a ngand parce que gàmmu boo xoolee couverture bi du ñaari fa ñetti fan mais 15 jours la parce que bu bourde bi tabaaree rek district mettre en place benn équipe bi accompagner bourde bi di accompagner tante bi ñiy tante ba jour tëju bourde bi ñëw c'est la suñu effectif yi ñëw ñu am fi 5 jours di jël nit ñi en charge ñenn ñi nekk ci PMA yi ñenn ñi nekk ci hôpitaux yi ñenn ñi nekk Thiès pour ñu évacuer ñu mën leen assister ci fàttaliku am na benn année bu train bi déraillé woon benn màggal xaw na yàgg tuuti nag mais booba équipe bi ñu andi woon ñu constitué ko boobu professeur Habib mu ngi ci mooy cité aussi professeur Djibi Diallo ñoom Nunez boobu ñoom professeur Jean-Claude ñii c'était des étudiants ba ñu ñëwee teg seen bagage parce que màggal moo jiitu gàmmu wàccee seen bagage hôpital Thiès ba tey egg si ñu Tivaouane ñi ne woon màggal ñi bañ opéré door a jël nag hôpital malade yi nekk si gàmmu gi et c'est gratuit donc bu ñu gisee loolu yow ba ci am dana lii nag duñ ko bàyyi mag ñi def ci ñaan muy continuer mais suñu lëkkaloo ñoom nag mooy bu événement amatee dañuy gisante si au niveau des CDD ñu tëral un programme mais ñun suñu appui mooy programme bi ñu tëral ak médecin chef district fan lañ ci mën a andi suñuy contribution en personnel en ressources humaines et en matériel noonu la ñu fas yéene defaat ren waaw parce que ren boo xoolee si ziar général daawul demee ni ziar général boo benn poste rek doyoon na fi parce que bëccëg la woon ñu teewoon benn poste bi si xurum bi ñun bu ñu ñëwee gis leen waxtaan ak ñoom toog xool bu ñu gisul loo xamante ne jar na toog dañ leen di baax suñu numéro téléphone heure bu ñu soxlaa rek ñu woo ñu ñëw bu ñu paree delluwaat loolu laal lañ doon defee mais ren moom li ngay wax rek toog nañu lu toll ñaari at benn événement amul te koo gis mu nga yëngatu pour ñëw te yaakaar naa dimanche sax ku yéex a ñëw doo dugg Tivaouane parce que li ma yaakaar na noonu la nit ñi nar a wàbbeekoo ñëw fii samedi lañ nit ñi départ di ñëw donc dafa laaj ñun tamit ñu amal beneen taxawaay par rapport ak dispositif bi ñu teg donc ba loolu xam naa bu si kanamee nañu mën a wax dispositif bu ko médecin chef waxee bu mu teel am nu mu si greffé wax. Bien sûr. Docteur Koumbata, pour garantir la compétence des intervenants,
il faut des praticiens bien formés dëgg la mais le juste soin en situation d'urgence hôpital bi mag bi nga xam ne ni fa nga nekk naka la ci taxawee. merci monsieur Gningue ginnaaw bi ñu lëkkaloog médecin chef district docteur Camara pour lépp lu nga xam ne dafa jëm ci santé ci département bi ci commune bi itam ak lu jëm ci xadara bi événement exceptionnel mais aussi contexte exceptionnel ndax ci pandémie la ñu nekk bien vrai qu'il y a une tendance baissière itam dañuy jël ba tey matuwaay yi pour yàlla gën ñu ci musal hôpital nag ni mu ci taxawee lenn la maanaam ginnaaw docteur Yankhoba ak docteur Camara bu ñuy gérer li nga xam ne lépp moo wër xadara bi urgence yi nga xam ne dafa laaj un truc médical en spécialité surtout en spécialité lu jëm ci urgence médicale chirurgicale hôpital pare na ci ni mu ci paree mooy démb rek def nañ ci daje bu nga xam ne entre ñun pour xool yan mesure la ñuy jël sous la directive de madame la directrice ndax loolu yëpp moo ko waral moo ñu woo ñu waxtaan xool yan matuwaay yooyu nag dinaa ci dellu si ci kanam ñu faram fàcce que mais il y a un dispositif médical d'urgence le dimanche parce que vous n'oubliez pas que c'est un jour férié mais Inch'Allah toutes les spécialistes seront là. Docteur Camara, une forte concentration des personnes dans un même endroit au même moment wax nga ko dafay générer des risques hein risque ngi ci déjà ziar bi nañu ko amal ci jamono pandémie mu sedd jaaru du ñàkk taal yi ñuy taal ci dal yi ak ñoom seen yooyu mën na indi ay yu kenn xamul les accidents ménagers et de la circulation et cetera yan matukaay ngeen jël ci loolu. jërëjëf ñi donc comme ni ma ko waxee sànq rek ñi ngi jëm ci événement spécial donc bu njëkk Yankhoba wax na ko sànq que ziar général benn point fixe rek lañ doon am fii donc te daawuñu am jafe-jafe ci wàllu prise en charge wante pour wàll bi déjà sàkk woon nañu ak sapeur pompier yi pour couverture axe routier yi pour ñu jalonner axe routier yi ak force de défense et de sécurité yi ba ñu canaliser borom oto yi ba ñu mën a daw ndànk ba ñu def ba mu bañ a am accident que foofu daal la ñu yaakaar ni mooy li nga xam ne war na fa mën a nit mën faa faatoo mën fa ñàkk bakkanam mooy accident yi moo tax ñuy lancer waat message nit ñi ñëw ñu jéem a respecter code de la route et force de défense et de sécurité aussi comme niñ ko xamee ñu jàpp ci comme niñ ci doon jàppe et ñi ngi craindre plus au retour ndax alale convoi la ñuy ñëwee convoi yi du daw lu bëri mais au retour nit ñi dañuy yàkkamti ñibbi yàkkamti génn su boobaa nag si la ñu seetlu jéey di commencé am donc ci wàllu prise en charge incha allah donc ñi ngi ci doon waxtaan pour utiliser infirmerie bi ñu tabax bu bees bi taalibe yi tabax ci zawiya Seydi El Hadji Malick donc kii nañ ko ba pare ba foofu la ñu nar utiliser comme point fixe nga xam ni yomb naa xam pour orienter fa ñi am jafe-jafe dina yomb su loolu weesoo tamit am na yeneen point fixe yoo xam ni dina am Yankhoba dina ci ñëwaat ci kanam pour li nga xam ni dina mëtale kër gi comme niñ koy waxee chaque fois rek ambulance dinañ mettre à disposition ay ambulance au niveau secteur mausolée yëpp ba saa yu amee benn lu fi am lu nécessité évacuation rek docteur Koumbata wax na ko sànq hôpital mi ngi en alerte pour mën a jël en charge urgence yi ci loolu aussi dinañ déployer ay éléments en termes de personnel de santé pour mën a couvrir événement bi et ñu nekk ci chaque fois aussi en collaboration ak suñuy principaux collaborateurs yi am na peut-être leneen luñ ci yokk mooy yaa ngi koy wax contexte pandémie bi ñu xam ni toujours pandémie bi jeexul donc ci loolu
am na lu ñu joxe ci ay masque ci ay gel waa kër gi pour ñu dimbali ko ci événement bi. beneen dispositif particulier mooy bëgg nañ def un centre de vaccination Covid mu commencé samedi incha allah ba képp koo xam ni dafa bëgg tàmbale ñaxam mën na ñëw mu commencé ñi nga xam ne aussi dañu ñëw pour bëgg a def seen rappel suñu ñëwee aussi dinañ leen ko defal. magnifique man moom maa ngi ci 3e dose quoi. voilà kon sama waa ji la docteur kii lieutenant Diagne may wax ma ni contexte bi contexte bi ñu amal ziar bi ñuy wax ci risques yi docteur Camara wax na ko mais yow aussi des risques liés à l'environnement ci sedd bi lay amee saxaar seek xat-xat yeeg les travaux yi am fii ci jumaa ji ak ñoom seen et cetera s'ajoutent des risques liés à la consommation des produits impropres à la consommation lu ci taxawaayu service d'hygiène. jërëjëf loolu dina ma question bu am solo la bu ñu mën ci dellu si parce que day tax vraiment ñu gën a ñaax doomu aadama yi ndax bu ñu fàttalikoo tuuti nit ñi bare waaye bi ñu fiy bare non seulement poussière bu bëri dina jóg bërëb yi nga xam ni dañ fay taal di fa toggee saxaar su bëri dina fa jóg parce que dañu xool Tivaouane maanaam dalwaay yu bëri dañ fiy ñëw te dañuy togg dina toll benn instant da ngay gis ne dëkk bi saxaar si bëri na ci dëkk bi poussière bi nit ñi lu ñuy demee dina bëri ci dëkk bi donc loolu itam ci wàllu santé dina poser problème te itam gis nañu man bi may ñëw nii rek def naa tuuru artères yi xool jaaykat yi ñu ngi implanté wu ku nekk yaa ngi defar sa place boo mën a defee sa gargote jaay donc ay lekk la ñuy togg donc matuwaay yi dañu leen war a sensibiliser ñu xam ni dañu war a jël matuwaay yu am solo surtout ci wàllu set bi ci wàllu bërëb yi ñu def parce que poussière fu muy am nga ubbi sa ñam teg ko donc l'aliment n'est pas protégé donc moo tax ci wàllu woowu dañ ciy ñaax jaaykat yi parce que ñu bëri dañuy ñëw fii tey defar seeni place xëy di jaay ndekki di jaay añ di jaay reer su ko defee ñooñu jaadu na ñu jël matuwaay yooyu donc danañ ci jël ay dispositions nag yu am solo parce que sama agent yi dinañu en tout cas def artères yi di mën a sensibiliser nit ñi ku ñu fekk vraiment nga nekk ci ay anam boo xam ni wóor nañ ni fii ci wàllu wér-gu-yaram mën na poser problème ñu jox la ay conseils wax ak yow ci jamonoy ziar la ñu nekk mais dinañ ci wax ak doomu aadama yi beneen bi ci des mooy lekk gi parce que comme ni ñuy waxee tey jaay nit ñi dañuy jëlee fu nekk aliment indi ko bu ngeen fàttali ko fan yi passé rek brigade d'hygiène lakk na fi lu mat 8 tonnes de produits impropres à la consommation donc mu wan ni la toujours am na ci ñoo xam ni jamono yii ci la ñuy profité doontale ñaari at a ngi nii dara amul ñu bëri am nañ sax seen ay lu doon ay marchandises yoo xam ni mi ngi fi woon en stock kon tey ñun la ñu gën a taxaw pour gën a vérifier loolu parce que am na ñoo xam ni tey seen stock bu yàgg boobu moom la ñuy teg ci marché bi donc dinañ ci taxaw ak suñuy agent en tout cas ba loolu aussi vraiment ñi nga xam ni comme ni koy olof di waxee toujours ñi fiy ñëw pour ziar ak sama waaj nu mu ko waxee woon ak ñuy ras dem bokkuñu donc toujours loolu day am te donc dinañ ci jël matuwaay bu am solo di continuer di sensibiliser parce que dinaa rappeler ni jël nañu ay matuwaay parce que avant tey jii rek bërëb bi ñu toog sax désinfecté nañ ko traité nañu bërëb yi nga xam ni en tout cas regroupement bi daf fi war a am yëpp jot nañ fa dem zawiya yi yëpp traité nañ ko résidence yi nga xam ni moo war a recevoir gan yi aussi parce que aussi dañu nekk ci jamono boo xam ni yoo day am tout le temps léegi maintenant donc dafa am condition yu koy maintenir moo tax yoo day am jamono bu nekk moo tax ñun jël nañu matuwaay en tout cas désinsectiser nañu désinfecté nañu aussi parce que désinfecté moom par rapport ak Covid bi bërëb yi nga xam ne dinañ fa def rassemblement yëpp def nañ ko et fas nañu yéene aussi continuer ko parce que suba sax incha allah ci alxamis bi am na ay domicile yu bëri yoo xam ni tey jot nañu liste bi tey pour war ko mën a defaat donc ci ñaari pàcc yooyu muy lutte antivectorielle ak yu demee noonu nga xam ni dinañ ko def pour nit ñi nekk ci jàmm parce que yooyu bëri nañ fi boobu def nañ ko te danañ ko continuer def
beneen bi nga xam ne moo jëm ci wàllu consommation alimentation aussi itam taxawaay boobu dañ ko def gis nañu aussi itam daluwaay yi nit danañ fa rey ay nag dinañ fa indi ay ndawal yooyu laaj na saytu ñay nekk ci bërëb yooyu aussi laaj na ñu leen di contrôler te ñun en tout cas dinañu góorgóorlu ba fi nga xam ni daal war nañ fa mën a yóbbu dispositif pour aussi lavage des mains ñu koy gën a respecter parce que tey lañ ko war a gën a respecter ndax te xeetu feebar yi dañuy ragal Covid rek mais yeneen am na fi. bien sûr intoxication alimentaire man dama jàpp ne ci jamono yu toll nii sax moo gën a graaw parce que bu fi amoon rek ni médecins yi peut-être kër docteur dinañu déborder. bien sûr donc looloo tam ñu dinañ ci gën a góorgóorlu pour vraiment ñaax ci doomu aadama yi ñu gën a góorgóorlu gis nañu dëkk bi aussi itam salubrité bi parce que léegi rek maa ngi doon def tour di xool nit ñi ñu gën a dimbale nit ñi parce que boo xoolee Tivaouane am na si ñoo xam ne ñu bëri dañoo ériger ay fosse ci mbedd te bu amee écoulement vraiment dafay sonal doomu aadama yi. ku ko def di ngeen ko marqué. waaw ku koy def xam nga loolu yoon daf ko daan. daan gis ñuy marqué. voilà loolu yoon daf ko daan leen daf fi jaar marqué ma. léegi mi ngi am ba tey. wala mi ngi am ba léegi ndax sama yoon bi léegi rek bu ngeen jaaree si marché bi. am na ñaari ñu ma romb amoon na dépôt de gravat bu am solo ci mbedd mi. léegi laa leen wax ni balaa may dem si dans 2 heures de temps ma ngeen ko dégager. parce que dañ nekk ci ay travaux waaye nag yoon mayu leen ñu dépôt def ay gravat ci yoon bi. parce que xat-xat bu mel noonu bu fa loolu amee yeneen mën na fa am. te loolu yëpp dafa lié ak santé bi parce que tey bu xatee accident bu fa amee nga yóbbu ko ci docteur bi bu xatee donc yooyu yëpp dafa nekk ci matuwaay yi ñu war a jël ci dëkk bi nga xam ne vraiment mooy Tivaouane voilà donc yooyu daal vraiment jot nañ ko jël. magnifique docteur Yankhoba Faye miin nga couverture médicale xaw vraiment maîtriser nga bépp xew-xew boo xam ne day xew ci kër gi amee sax calendrier bi nga xam ne nii moom moo tënk activités yi nga xam ne nii dañ koy def ci kër gi ak kër yi nga xam ne ni dañoo jokk ci kër gi PMA yi ñu samp ci biir dëkk bi ci biir circonscription bi nag nu mu tëddee fan la ñu nekk ak seen emplacement ak PMA bu nekk lan moo ci nekk ci praticien. jëf ni ko docteur waxee ren la ñuy door a def ci ziar général mesures yi toll ni en matière de poste médical wala poste médico fixe wala avancé wax na ko léegi yàlla def na tabax nañu benn infirmerie ci Zawiya bi boobu fonctionné lee rek dina désengorger lu bëri parce que boo xoolee yëf yi fu muy xewee la ñu xalaat ne ni nit ñuy ñëwee bërëb yi gën a bëri nit foofu la ñu gën a prévoir mooy zone des mausolées ñu commencé Zawiya bi ba sa jumaa ji yàlla def na ren sax jumaa ji ak travaux yi dañ koy cadrer ba kenn du fa agsi xale fi joxe na ndigal nañ ko sécuriser parce que buñ ko bàyyee noonu nit dañ fay dugg di photo woo te chantier la mën na fa gaañu donc lu jege jumaa ji kenn du fa jege donc suñu champ d'action day commencé si salle réception bi jëm Zawiya Seydi Hadji Malick te Zawiya ba fa la poste infirmerie bi ne li des nag bu ñu fa nar a def ay tente ay poste ak ni mu xatee day gën a diis mais dañu am équipe mobile mooy dañu am médecin infirmière ak sage-femme am nay numéro yu ñuy joxe après ku ci yëg dara fenn ñooñu ngay woo ñooñu ñooy déplacé wu ñëw du benn équipe man da tollox ñetti équipe am na bu ne fii am na bu nekk en face mausolée Sëñ Cheikh parce que foofu tamit dañu xalaat ne si accès bi gën a bëri nit lay doon bëggoon nañ benn poste aussi si terrain basket bi gannaaw kër Sëñ Mansour Dabakh parce que foofu site d'hébergement la te foofu la concentration bi di commencé nag diggante marché ba wuti ci salle réception bi doo dem jëlee Zawiya Seydi Hadji Malick loolu la ñu mën a teg comme dispositif te benn bés la benn bëccëg la ñaare ku ci yëg dara sax balaa ngaa ñu mën nga toog comme da nga nar a dem rek ziar balaa tàkkusaan yëf yi jeex nga ñibbi ci donc ñeen duñ dem mais ñi nga xamante ne dafa am lu leen dab fii ñu mën leen taxawu te lu ñu gën a ragal sax du ne soins yi nii mais après si retour bi te loolu xam naa docteur Koumbata dina ci mën a wax moom mi yor urgentiste la te moom mi géré urgence yi lu ñu xalaat rek mooy ci yoon yi parce que lu ci mën a am it hôpital la ñuy dem parce que urgence lay doon mais bu sama bopp day metti damaa fàtte sama suukaru jabe wala sama comprimé damaa fàtte loolu neex na réglé loolu jarul rek mais lii gën a métti mooy loolu dispositif boobu daal dañu xalaat que li ñu war a renforcer à l'hôpital ñun am na ñuy ñëw te ñoom seen métier mooy liggéey hôpital ñooñu bu ñëw hôpital la ñuy dem ñu fa yendoo ba guddi
non dañuy ñibbi parce que altine bi du férié bu doon gàmmu lan demee gàmmu nañ nekk férié donc équipe da doon toog jàppale leen ba sur lendemain gàmmu ñu door a ñibbi mais bii dañ ne dimanche bi comme dañuy ñibbi ñenn dañuy liggéey lundi donc ñun defe naa suñu dispositif fa la war a mën a yem. Docteur Koumbata est vice-président vice-président à l'absence du oui moom mooy PCME bi oui à l'absence de la directrice moom mooy directrice bu buur newul kan moo fay nekk ki topp ci buur maam Abdou mi ngi tane hôpital bi. jërëjëf ñi ngi damay doore rek fii docteur Yankoba daanele ñun hôpital toujours li ñuy concerné mooy suñ dee ñëw docteur Camara wax nag dañuy ñëw benn par de petits convois mais ñu leen di ñaax ñu tegg seen tànk ndax ñu wàññi accident yi bu ñuy ñibbi itam dañuy ñibbeendoo foofu la wax ji nekk docteur Yankoba nee na ñoom dañuy ñibbi ci dimanche ci ngoon donc structure yi fi des lu mel ni district ak ñun li fi des ñoo koy gérer te tout ce qui est accident et autres je ne le souhaite pas ñaanuma ko mais yàlla mooy dogal loolu tax na jël nañu ay mesures maanaam service d'urgence yi seront en alerte mooy service d'urgence et d'accueil et des urgences SAI orthopédie chirurgie imagerie laboratoire ñooñu ñëpp bis boobu ils seront sur le terrain mooy la veille parce que bu ñuy ñëw ñun hôpital presque ci la ñuy gën a am malade ak bu ñuy ñibbi ak le lendemain le surlendemain sax hôpital day desaki malaatam district ak hôpital bi fi nekk ñoom dañuy desaki seeni malade looloo tax rek may ñaax ñëpp renforcement bi nag mooy ressources humaines ndax médical les médecins seront renforcés paramédical bi ak hygiène et sécurité muy lu am solo nga ne ndax hôpital tane na ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi sant yàlla parce que amélioration nag yu mel ni les événements yu mel nii ñu diagnostiqué l'hôpital ba xool ko ceytu ko bu baax xool lu mu manqué ñu wax ko ndax peut-être nit dina ko dégg war cee mën a jàpp su ko defee bu ñu xamee li nga xam ne ni moom la Tivaouane soxla te amu ko mi état taxaw ci bu ci état taxawul ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñu jéem a fexe ut ay yoon yu ñu jaar ba taxaw ci. waaw wax nga dëgg hôpital dama wax ñoo ngi sant yàlla parce que lépp mënul mat te comme ni ngeen ko waxee ziyaara ren bi exception la ci ziyaara yi parce que dañ toog ñaari at te defuñu ko donc attente bi en population dina yokk tey médecin chef district mi ngi nii moom mooy waxtaan ak médecin chef de région pour lépp lu jëm ci événement yi rek ni ñu ciy jàppalee hôpital bi tey nag damay wax ni l'hôpital va marcher sur ses propres moyens maanaam dispositif bi tey docteur Camara ci bi may wax ak yow nii jotaguñ ci lu nga xam ne c'est destiné à l'hôpital mais en interne def nañu organisation bu nga xam ne lu ñëw luñ ci mën daañ ko ca def ci suñu kéemtalaay kattan appui biñ ci doon xaar nag mooy en médicament parce que comme ni ma la ko waxee ressources humaines baa ngi fi tey su ma nee docteur Yankoba renforcer ñu dama naan ko renforcer ma en orthopédiste parce que yor naa fi benn orthopédiste waaye événement yooyu traumatisme dafay bari ba nga xam ne benn nit bi du daal di mën a opérer ndoo lépp wax na ko sànq lu am solo ci benn màggal ba ñu demee dañu opérer ñëpp parce que si on est débordé finalement dañuy évacuer sur Thiès te du lu ñu gënal parce que tey jii su may wax dama naan hôpital am na 6 spécialités en chirurgie te ñoom ñëpp daañ taxaw teew kon buñ ñu renforcer en médicament ci hôpital bi vraiment surtout urgence suñu renforcer urgence nag su ma koy wax mooy leen imagerie dañuy def scanner dañuy def rajo lépp lu jëm foofu laboratoire la même chose docteur Sakho sera là le samedi le dimanche et le lundi donc lépp lu ñu mën a renforcer ci côté labo itam ñu def ko suñu jógee foofu ñu dem service des urgences muy médicament d'urgence ku ne xam na ko ak bloc opératoire fàttewuma maternité parce que am na jigéenu wérul ya nga xam ne vraiment docteur Yankoba wax na kan ku dara dab na nga toog mais seen gëm-gëm moo leen may ñu toog dañuy ñëw ba egsi itam fii la ñuy faral toujours di amee doom wala ñu nekk benn urgence suivant
trajet donc pour gàttal daal ñun foofu lañ ci toll. docteur Camara yow it wàllu wi nga féetee est-ce que tout est nickel. ah nañu diagnostiquer les maux dont souffre Tivaouane en matière de santé rek borom ziar bi mën na cee teg loxoom kon nag dafa baax ñu wax su ko defee état xamaale ci borom ziar bi jàpp ci yàlla def ñu problème yooyu la ñu réglé ko. def naa c'est genre d'espace daf ñu koy permettre. daf ñu koy yombal daal. merci Gningue wax nga ko li may njëkkee rek ci fan yi passé rek ñu ngi ci doon waxtaan en interne mooy couverture en infrastructure sanitaire pour la commune de Tivaouane. donc suñu jëlee sart yi nga xam ni moom la carte sanitaire teg nga xam ni en milieu urbain soo jëlee 5000 habitants yu nekk war na fa am poste de santé Tivaouane am na gap lu tolloog lépp fukki poste de santé en milieu urbain ndax fi ñu toll nii actuellement sooy xayma population Tivaouane te bés bu nekk dafay gën di yokk soo demee ci zone d'extension yi nga gis ni bés bu nekk nit ñaa ngi sanc ñu ngi ko xayma ci environ 80 000 habitants te fi ñu toll nii Tivaouane benn poste de santé rek la am te poste de santé bi amul maternité donc muy laaj tabaxaat poste de santé yu bëree bëri mooy poste de santé Médina amul maternité te amul maternité ñi ngi tabax maternité donc loolu daal mooy li gën a am solo te loolu njëriñ la ci événement bu mën a am ci dëkk bi su boobaa ndax dafay permettre population yi gën a jege structure de santé yi yombal faj bi et aussi tax ba hôpital jublu ci li nga xam ni moom lañ koy doyee mu nekk structure de référence pour jël en charge yenn cas yoo xam ni mënuñu ko fa jël donc loolu benn point bu important bi leneen loo xam ni mën naa ko insister mooy réhabilitation centre de santé Tivaouane nga xam ni yàgg na ak renforcer son équipement en imagerie en laboratoire cabinet dentaire leneen li mooy aussi en logistique surtout pour ambulance actuellement benn ambulance moo fi nekk di daw te bëri na li ñuy évacuer su dul hôpital Mame Abdou mu nekk hôpital Thiès wala mu nekk Dakar donc soxla na renfort en ambulance surtout par rapport ak événement yu bëri yi nga xam ni mi ngi am fii ci dëkk bi donc yooyu daal mooy principaux problèmes yi nga xam ni soxla nañu ku ñu ci jàppale. Lieutenant Diagne, contexte oblige et nous impose un lavage des mains fréquent. Mu laaj des produits désinsectisants désinfectants ak ñu demee noonu vous êtes outillé stock bi mbaa ça va. waaw alhamdulilah damay dellu si rek di comme li nga wax nii maanaam commencé woon nañu déjà ci engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko ci CDD yi ci CRD yi ba commencé def te service d'hygiène xaarul peut-être sax appui mais li mu jot a am ak appui yi nga xam ni am jotee na sur le niveau régional ba jógee ci niveau national jël nañu loolu moom lañ doon liggéeyee et dañ daan jàpp ni maire bi aussi daan na ci jàpp bon ñu ngi xaar ba tey parce que en tout cas promettre nañu ni ñoom dinañ ko def comme ni ñu ko daan defee ba léegi rek peut-être secrétaire municipal bi mi ngi ma doon woo parce que ñun suñu liggéey bi day continuer donc comme ni ma ko waxee léegi suba war nañu liggéey donc lu jëm ci wàllu insecticide donc ak yooyu dafa nekkoon loo xam ni am nañ ko déjà fàtte woon naa sax ni def nañu saupoudrage ci dëkk bi samedi bi passé donc yooyu yëpp jël nañu déjà amoon nañ ko alhamdulilah ba def nañ ko li ci des léegi ñu war ko continuer ak appui bu ñu yaakaar ci mairie bi mooy gën a continuer yokk produits désinfectants yi nga xam ni war na am surtout gel yi nga xam ni dinañ ko fi joxe du point de vue savon lavage des mains aussi am na yu ñu ci am looloo tam toujours dañ naan lu ñu am lu ñu indi dolli ci dañ koy gën a def ci taalibe yi su ko defee en tout cas motuwaay yooyu gën a moo tax dispositif yi ñu am déjà dañuy xool point sensible yi nga xam ni war nañ fay mën a teg surtout ci kër yi am na sax benn aspect boo xam ni dinaa ko tudd mooy maanaam bu ñu nekkee ci biir kër yi toilettes yi le dispositif de lavage des mains dafa war a am ci toilette bu mu mënti doon nit bu génnee toilette war na jël mëtuwaay yooyu donc loolu lu ñu war a fàttali nit ñi la su ko defee nit ki bu génne ci toilette yi mën a am lu mu raxasee loxo yi vraiment pour mën a dellu mën a jëfandikoo parce que bu ñu paree
ñii ñu ngi am kuddu yu ñu lekkee mais ñii ñu ngi lekkee seen loxo ainsi de suite te yooyu mën na ci doomu jàngoro mën na ci génn donc transmission yooyu yëpp dafay am donc ñuy ñaax nit ñi ci lavage des mains dinañu nag lépp li nga xam ne mu ngi ci ay dispositifs yu fi nekk dinañ ko disposer su ma jógee fii sax am na benn lot boo xam ni ay lavage des mains la kooku danañ ko tegaat ci loxo comité bi aussi ñu gën ko distribuer ci nit ñi donc damay ñaax nit ñi rek ci ñuy setu toilettes yi ñu gën ci jàpp beneen bi aussi mooy fi nit ñi dajale mbalit dafay bëri ci wàññi mu ñu toggee dinañu am ay mbalit ci biir dëkk bi aussi mbalit dina am nit ñi dimbale mbuus yi nii naane voilà ak mbuus yi parce que toll nañ jamono boo xam ni vraiment nit ñi ñu ngi sensibiliser ci plastique nit ñi décor bi plastique di yàq léegi ñëpp xam nañ ko parce que tey bu ñu defee événement ba pare soo jaaree ci marché yow da ngay sa xol day jeex parce que da ngay gis ne nit ñi naan sànni la ñu xam te loolu dafa war a dañ Sénégal donc ñu ngi ñaax doomu aadama ñiy jaay ndox également parce que ñun aussi dañ leen di contrôler parce que gis nañu léegi fu waay neex boo duggee sa biir kër sax am sa benn dispositif bu lay defal ndox plastique yi bul xam si yan condition lañ koy liggéeyee donc ñun aussi ñu ngi ciy bàyyi xel di leen contrôler ñi war a jaay te am peut-être côté vraiment ñu jël leen disposition yi que plastique boobu mu bañati di law ci mbedd mi parce que bu ñu paree non seulement dina sonal mairie mi ci ramassage ci balayage te gis nga ñu Tivaouane wax dëgg yàlla gis nañu matuwaay yi fi am actuellement salubrité bi man lu ma soxal la et chaque jour maa ngi def tour ak waa UCG ak yu demee noonu fu ñu dem di bale suñ fa gisee kenn koo xam ni sax mu ngi def dara sax ñoom dañ may woo téléphone ni ma lii na am na kuy sànni fii mais buñ ko waxee donc population Tivaouane maa ngi leen di ñaan ñu gën a góorgóorlu dëkk bi setam daf ñoo soxal instant bi te neewoon naa ko wax naa ko ci ay yenn plateau presse locale bi ni leen objectif yi ñu am mooy Tivaouane mu nekk ville verte ba pare mais ville set une ville propre te gis nañu vraiment signaux yaa ngi fi te loolu doomu aadama yi dañ ci war a jàppale ci service d'hygiène donc te même chef de quartier yi sax ak ñeneen ñi nga xam ni maa ngi seq ak ñoom ay waxtaan maa ngi leen ciy ñaax à ce que ñëpp jàpp ci Tivaouane nekk une ville propre. docteur Yankoba yow mi nga xam ne yow lañ dëkk liggéeyu kër gi ci mbirum wér-gu-yaram ziar bi dëgg la dimanche la mais après ziar bi tamit mission bi dafay continuer moom équipement boo xam ne ni xaj na mun nga ko soxla war ko mën a jëfandikoo pour mission yi nga xam ne nii da nga ko war a doxal ngir kër gi lan ngay soxla bu ko defee taalibe yi dégg ko war ci mën a taxaw ak ñi nga xam ne ni taalibe yi nekk ci dëkk bi ak taalibe yi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi. jërëjëf xam naa ni ko docteur Camara waxee bu ñu taxawalee d'abord ci loolu parce que boo seetee dans le programme de développement de la carte sanitaire 2019-2023 wax na ko il était prévu Tivaouane rayon bu ne de 5000 habitants yu ne benn poste santé am na gap loolu bu ñu ci njëkkee taxaw rek bu gàmmu amatee def naa PMI sax dina wàññeeku bu ñuy xayma ne lu ñuy wax rayon moyen d'action théorique mooy nit ñu xam à peu près ñaata kilomètres lay dox pour accéder si benn structure de santé bu dee Dakar dañ ne 15 à 17 minutes bu ko doxee rek am na benn fa ñu fajo fii nag 1 heure de temps la c'est 4 kilomètres ngay dox pour accéder si benn bérébu santé lii département bu donc am na gab bu rëy 4 kilomètres malade mënu ko dox donc bu ñu njëkkee taxawal si loolu déjà ñun lu ñuy kërti yëpp mooy structure yi nekk fi fonctionnel ba boo bëggee def dara ñëw jàppale communauté bi mu yomb la Kumbata docteur wax na ko sànq mais am na loo xam ne antu na ko de lu gàmm gi rëy lu mu bu kii da ngay emballé malade bi conditionné ko mu dem Thiès wala mu dem Dakar parce que bañ doon départ malade day jógee fii direct dem Dantec amuñu sax dispositif Thiès yàlla def si xarañu professeur Habib ñu am dispositif Thiès ba léegi mu continuer jóge nañ fa ba léegi dispositif bi fii lay démarré Tivaouane liñ jël en charge malade bi bu xawee 10 mu door a dem Thiès ba balaa mu yegg Dakar donc effort yooyu ñuy def bu ñu ko defaatee tuuti rek mën nañ def fii malade mën na fi toog ñu defal ko lépp lu mu mag donc taalibe yi ñu ngi def ay coopérative di jënd ay parcelles mais ñi si ëpp ñu ngi leen di ñaax ñu njëkk a ubbi
fu ñu ubbi coopérative rek d'habitat ñu bàyyi benn poste santé. très important. am nañu si tax ñuy taxaw ñenn ñi convaincre nañ leen ba ñoom taxawal nañu ay poste si zone yi ñuy ubbi donc loolu si suñu taxawaay la li si des mooy ñaa nekk étranger te dañuy déglu en matériel mais waxuñu nag comme ni ñuy def rek dajale ay lal ay taabal andi c'est bien mais bu ñu waxee commission bi yéen lan ngeen soxla ñu évaluer par rapport ak médecin chef district la mu wax par rapport hôpital seeni besoin ñu ne lii de buñ ko si andi hôpital dina si fonctionner district dina si fonctionner nun sax bu ñu bëggee yëngu mën nañ ci ñëw fonctionnel si sànq tudd nag mais tuddul dentaire dentaire lu ñuy soxla ci événement yi bu ñu xoolee bu gàmmu amee liñ fiy daj ki gën a sonn ci ñiy yéegee mooy dentiste bi ñëpp mën nañ wàcc bàyyi ko fa mais fa lay ne liy liggéey ba gàmmu passé ba maladie dañ leen di delloo donc matériel dentaire lu ñu gën a soxla beneen bi mooy li jëm ci en orthopédie du lu luur la ka fi ne lu muy daj pour bu amee malade ni mu koy defaree sax moom rek yàlla rek moo xam ni mu koy defee donc dañ soxla matériel orthopédique nag du ne benn table rek la jeex na mais dafa bëri lu mu làmb ak yu ci dugg yu sew sewaan bon xam naa bu ñu ko déggee bu ñu rapproché wax ñun ak spécialiste lañ la wax lu ñu gën a soxla beneen bi mooy liñ naan la santé est une compétence transférée ñuy def appel ci maire bi taalibe la ku am yéene la ci dëkk bi bu approché ñi yor santé fii su dëgg-dëgg nañ ko mën a joxeñ fu nu mën a dugal loxoom bu baax ba mën leen jàppale ci problème yooyu dem ko ci dugal beneen bi mooy tamit daayira yi ñit ñi mën a dimbali moo liet naa wax na ko loo mën a wax it te ñoom ñuy ñëw jàpp ñu ci dina métti même centre de vaccination bi ñu wax fii man bu ñu sañoon dañ naan daayira yi balaa ñoo ñëw nañu vacciner ñi xamante ne dañu am difficulté pour am fu ñu vacciner ñoom bu ñëwee vacciner ñi yaakaar ne vaccin yi mën na am mënul am problème bu ñëwee fii bii wóor na bii nekk fii dina wóor c'est sëriñ si la vacciné ñun ñi wax santé si la ñuy vacciné ki lay dalal médecin si la vacciné donc nag sa xel na dal boo ñëwee nga vacciné beneen bi mooy li ñu soxla si ragal vacciné wu defe na nga ne la sa sëriñ ne la kaay vacciné wu si dëkk ci sa dëkku sëriñ waaw ci sa bésu ziyaaru sëriñ waaw defe naa nag xanaa sa xel war naa dal bu baax sax beneen bi mooy si gel ak masque yi médecin chef mettre à la disposition du comité d'organisation yooyu dañ ko des pour lieu d'accueil yi la ñoom ñoo koy gérer personnel ba fa ne ñoo ko mën a yor mais nit ñi daayira bu ne bu jëlee 10 000 francs ne sa am gel ak ay masques yu doy daayira laa wax waxuma benn nit ay masques yu doy ba ngay ziar ba dellu sax du jar sax ngay laaj ay masques donc loolu dañ koy ñaax daayira yi ñu bàyyi si xel bu baax beneen li ñu bëggoon a lancer mooy am na benn fu ñuy ubbi pour xale yu réer yi mag ñu réer yi xaw a gëlëm yi ñu koy wax gindi en général dina nekk fii si suñu wet si dispo si xurum bi wetu salle des banquets yi am na numéro yu ñu leen di jox ku ci sa nit réer wala ku ci for nit wala ku ci gis ku gëlëm bu ñu ko jëlee woote fa boo ñëwee nañ la wax fu mu ne tegal delloo la ko ci conditions yi réer daal waaw mooy ñi réer ñi am na numéro yu ñuy dawal ba boo réeree wala nga gëlëm sax boo ñëwee nit kooku mën nañu jël mën nga woote si numéro yooyu ñu wax la nit ki fu mu ne wala andi ko place sàngam pour ñu mën ko teel a delloo seen borom wala teel a delloo ay mbokkam. benn bés numéro yi waaw dina am 77 167 16 05. 77 167 16 05 ak 76 516 10 93 76 516 10 93. beneen bi mooy 77 181 64 00 77 181 64 00 yooyu mooy numéro pour bu xale réeree wala mag bu réeree nga mën a woote foofu di ñaax daal nit ñi bu baax a baax ñu jël seen matuwaay dimbali kër docteur dimbali ñu yor santé parce que benn bëccëg kese la mën boo ko wooree sax balaa ngaa doog àgg ci kër. wallaay donc mën nañ dimbali niñ ci lu bëri. dina baax defe naa Abdoul Aziz Faye mi ngi déglu émission bi. numéro yi nga joxe pour centre Gindi bi moom dina ko jël def ko benn affiche boo xam ne nii ñëpp dinañ ci jot incha allahu rabbi. des na numéro bi nga xamante ne mën nañu war a woote pour ku feebar. waaw pour ku feebar. waaw parce que équipe mobile la. waaw boobu tam mën nga ko wax comme ça mu jàppale ko. moom waaw boobu 77 la. 445 46 36. boobu mooy urgence bi. urgence 77. 445 46 36 ak 77
648 60 25. 77 648 60 25. important docteur Koubata ñaanuñu ko yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm ziar ci jàmm delluwaat ci jàmm mais événement yu mel nii dafa laaj une préparation spécifique et adaptée aux besoins de l'organisation. yan disposition ngeen jël foofu pour réserver le secours aux établissements de soins aux patients qui en ont besoin à l'hôpital. waaw comme ni ma ko waxee sànq rek y a un dispositif médical mis en place mu nga xam ni spécialité yi nga xam ni yëpp dañuy yëngu ci urgence donc man mi di médecin anesthésiste réanimateur comme ni nga ko waxee sànq di présidente commission médicale teg nañu yooyu yëpp waaye sànq dafa am loo ma laajoon ne est-ce que l'hôpital se sent bien man la alhamdulilah tey dem nañu EPS2 mais am na lu manqué parce que ci ginnaaw ñooñu réanimation moo fa war a nekk pour que évacuation yi dootul amati docteur Yankoba nee na Thiès la woon tey ci Tivaouane la ñoo ngi ci mise en place su service réanimation donc comme ni nga ko waxee taalibe yëpp ku nekk lu muy jàpp ci réa waxuñu nag lal yi nga xam ne lal daal bari la dañ ko waaw lu am solo mooy lu mel ne ECG électrocardiogramme lu am solo lu mel ne ay défibrillateur mu war a am ci dëkk bi matériel réanimation pur et des radiographies mobile lu nga xam ne ci réanimation parce que tey jii ministère de la santé taxaw na joxuñu matériel réanimation mais du lépp a mat te taxaw nañ ci infrastructure bi ñoo ngi koy tabax di ko réhabiliter pour ubbi réanimation suñ nee ziyaara nag xale yaa ngi fa waaye mag ñaa nga fa li gën a nit ñi ragal mooy les asthmatiques ak crise cardiaque li ñuy tuddee crise cardiaque te yeneen feebar nekk ci ginnaaw loolu dama ci wax ne cardiologie bi am nañu ñaari cardiologue mais amaguñu service de cardiologie maanaam lépp lu waaye mën mu jëm ci service cardio boo ñu jegee daañ la wax li nga ci mën a def ba ñaari service yooyu taxaw mooy réanimation médicale chirurgicale ak service cardiologie dispositif bi nag ni ma la ko waxee chirurgical paramédical ak hygiène et sécurité teg nañ ko pour 24 heures yeneen yi jours ouvrables nous serons tous là ndax kat Tivaouane ville religieuse bu soxla ñun ñi nekk ci dëkk bi ñooy njëkk a jóg merci beaucoup. yooyu sax dafay baax dëkk bi am ko la dépendance est vraiment accrue dëkk boo xam ne ni bés bu ne nit ñaa ngi jógee fu nekk di ñëw di ziar laaj na lépp loo fi soxla rek nga am ko surtout nag dëkku Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu docteur Camara ñu inséré ci événement bi wax nga ko vaccination Covid 19 bëggoon xam ci yan disposition lañ koy amalee ku war a ñàkku yan vaccin la war a ñàkkoo rappel yeeg yooyu yëpp duggaale ci biir. donc ni ma la ko waxee ak noonu la donc ñi ngi ko jàpp pour def ko le 12. mu commencé le 12. samedi 12 lay commencé. ñi ngi koy defee fii ci salle des banquets. foofu la ñu defee foofu la ñu établir centre de vaccination bi. donc képp koo xam ni ñaxoo goo woon soo fa ñëwee incha allah dinañ la ñax jox la sa carte jox la rendez-vous bi nga xam ni moom nga war a ñëwaat pour jël si sa prochain vaccin ak fan nga koy jëlee su soxlaa sax ñu établiraat fii ci salle des banquets bi su datu rendez-vous yi benn centre pour vacciner ñi ngi ñëw pour rendez-vous su ko jaree ñu def ko loolu am na. leneen li mooy aussi ñi nga xam ni dañu war a def seen rappel vaccin ñooñu aussi suñu ñëwee dinañ leen vacciner dafa remplir leen lépp loo xam ni soxla nañ ko ba saa yu ñu soxlaa passe vaccinal su boobaa dafa yomb ci ñoom ñi ngi ñaaxaat daal nit ñi ñu baax a baax daal koo xam ni ñaxoogoo nga góorgóorlu ba samedi incha allah nga ñëw ñaxu. carte d'identité rek ngay indaale. waaw incha allah du saf. non piqûre bi moom yow ñaxu nga ko. yow yaa ma ne ko yow yaa gën a ragal ñëpp ñaxu nga te jooyloo. waaw gis nga ko jooyu moo lay bon vraiment ñu le temps qui nous a été imparti sama caméraman bi mi ngi may wax ne ma jeex na docteur yaa ngi yore micro bi lan ngay tàggoo. donc li may tàggoo daal ay message sensibilisation la. bi ci njëkk mooy respect code de la route pour ñi nga xam ne ñi ngi ci tali bi. ba nga xam ni lu bëri mën nañ ko moytu ci wàllu accident leneen li mooy jëm ci wàllu set
ñuy faral di jëfandikoo di raxas loxo yi ak ndox ak saabu su mënul nekk aussi ñu utiliser gel. leneen li mooy masque moom wax nañu léegi ni yomb na pour événement bi képp koo mën rek balaa ngay ñëw nga wutaale sa masque nga takk ko ndax mën na la aar ci feebar yu bëree bëri. donc ci loolu rek laa même bu dul Covid sax poussière beeg mu nga surtout que poussière bi nar na bëri fan yi bëri woon na poussière. jërëjëf. Lieutenant Diagne looy tàggoo. waaw jërëjëf Gningue kontaan nañ trop ci plateau bi comme ni ñu ko doon waxee rek ak ni ñu ko développé ci biir waxtaan bi damay profité rek comme ni ko docteur waxee sensibilisation dañ ci gën a taxaw parce que plateau bi bu ñu ko defee rek c'est pour ñaax doomu aadama yi taxaw nañu vraiment ñu ñaan surtout ñuy manipuler ay denrées alimentaires ñooñu moom il faut ma ciy dellu si di ci taxaw parce que suñu jógee fii loolu moo gën a nekk suñu taxawaay ñooñu ñi nga xam ni ñoo fiy togg ak fu ñu mënti jógee ñun dañuy faral di exiger nit ñi ñuy am certificat médical booy manipuler denrées alimentaires kuy jógee beneen dëkk nag feneen nga jógee waaye war nga mën jël matuwaay yooyu ba sooy ñëw fii fekk yow wér nga mu pour mën a togg nit ñi di lekk ustensiles yi ngay utiliser aussi nay set gis nañu ñuy jaay si mbedd mi seen raxasu ustensile dafa doy waar du ñu respecter conditions yi vraiment mu nekk loo xam ni maa ngi baalu rek ma profité dugalaale ko ci mu gën a taxaw ñuy raxas seen marmite yi di defar bu baax utiliser ay détergents yu baax ak javel pour mën a désinfecter yenn yi loolu moom vraiment dañ ko ci gën a dolli muy gargote yi fast food yi ñi nga xam ni parce que maanaam ziar bi li ñuy wax ne rek économiquement nit ñi dañ fi ñëw pour liggéey dañ fi ñëw di indi seen i ay mbana pour di togg di jaay ñi ci dibiteri yi ñu sant Fall ñu sant Mbodj souvent ñoom itam dañuy dugg ci roq yi ñooñoo tam dañu sàmm ak set bi donc vraiment loolu laa ciy dolli et di ñaanaale aussi itam parce que léeg-léeg ñu gis ay vente de médicaments de la rue également ñu ne loolu aussi ñun dañ ciy bàyyi suñu xel kër docteur a nga fi kaay ñu faj la bul dem di sama bopp day metti doo fay dara nga dem romb fii nii sama bopp am ku lay wax ay ñokket ak ay taxawal jaar fii dem leen ci kër docteur doo fay dara ñu seet la nañu moytu di jëfandikoo médicament de la rue donc loolu tam vraiment dam ko ci doon ñambaas mu nekk lu am solo lu ñuy observer parce que dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax bu ñuy dem ci dëkk bi donc vraiment di la gërëm di la sant di ñaan yàlla ñu taalibe yi ñëw ci jàmm ziar ci jàmm en tout cas lépp luñ ci namm ci ay xéewal yàlla defal nañ ko suñ barke vraiment borom dëkk bi di ko xam dëkk bi xam Seydi Hadji Malick sëñ Babacar xam naa ni ñun ay taalibe yu ndaw lañu rek ni ñu déglu sëñ si vraiment ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla ñu pare ko ci jàmm ak salaam jërëjëf docteur Foumbata looy tàggoo xanaa di la en attendant suñu jàkkaarloo xanaa di la sant di la gërëm ci associé bi ñu associé ci lii ndax événement bu mag biy ñëw kon ginnaaw bi ñuy lëkkaloog district ñoo ngi xaar gan yi hôpital teg na dispositif médical bu nga xam ne bu ñëwee incha allah ñoo ngi fi lépp luy urgence rek dinañ ci taxaw jërëjëf alors docteur Yankhoba ci yow laa mujjee ndax fii yow yaa fii muqaddam bi su ko defee looy tàggoo te nga defal ñu ñaan xam naa li may wax rek mooy dañ toog ñaari at ñu ne defuñu dara xoolal benn gàmmu financièrement lu muy coûter santé rek c'est des centaines de millions en TVA li fi état bi doon récolté bu fekk ñu ko organiser ñaata milliards la ñu ne déedéet loolu la boo ko dajalee mënul jënd benn bakken bu ñu organiser Covid am kenn ñàkk si benn bakkanam rek loolu mënu ko fay sëriñ yi ne déedéet man je préfère mu sauver benn bakkan boobu que kii li muy am yóbbu këram kii li ma muñ ko yàlla dina ko fekk si wallaahi mu def ko ñaari at xool économiquement de dafa jëppe xadis sauver bakkan ne boo sauver benn bakkan mën nga sauver na ñëpp bu benn boo reyee benn bakkan mën nga rey ne adduna bi ñëpp boo sauver kenn mën na sauver ne adduna bi ñëpp mu tànn sauver bi bu ñu war a dellu si waat nag nañ dellu si waat ak xel dellu si waat ak teey yëf yi mu ngi waaji di jeex mu ngi si pante pour jeex lépp lu koy yëngal day mel ni cin bu bëgg a fay léegi lu koy jeqi bu mu jógaat nañ koy moytu donc mesure yi ñu fi wax bu ñu ko defee day gën a wàccaat ëllëg ñu sawar a organiser gàmmu gu jaar yoon li des mooy ñun fexe nañ ba képp kuy ñëw ku doon ñëw si gàmmu gi envoyé nañ la message ne la ren dañ dem ziar defuñu convoi ni ñu doon def mais
képp ku ne da ngay ziar si rek jëlee say matuwaay yëpp à tout moment mën nañ la woo am nañ nag ñoo am na ñooy posté mais ñi si des dañ leen mettre en repérage ni ñuy wax en repérage fi ñu la soxlaa rek ne la kaay ñu ngi débordé donc dañ mën a ñëw am na ñëpp nañ ñëw ñooñu it tamit avertir nañ leen ba jël nañ seen matuwaay li sa dal mooy ñaan yàlla daal yóbbu ñu si bés beex jàmm ba ñu ñëwaat jàmm delluwaat tax jàmm ni ñu toogee nii ñu toogee waat nii di defaat bilan bay sant yàlla na àlañ sa ragaloon amul moo ñu gënal lañ ñaan yàlla daal te xalif yàlla yàggal ko fi ba naal yi mu somb yëpp ak ay rakkam ñëw fekk ko jàmm di nuyu it sànq préfet ak le commissaire jaar nañ fi def benn visite ñoom tamit ñoom ñu yor sécurité dëkk bi yàlla dooleel leen bu baax ba lañ fiy ragalit ci ñi raas dem ñu mën a moytu bu baax allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. suñu mbokku téléspectateur auditeur internaute bu la télé Valeurs Asfiyahi yi lii lañ leen andiloon di leen ko jox seen yóbbalu ziar général ziar bi comme ni ma ko waxee ñaari gàmmu la ñaari ziara ak bu ren bi muy ñetti ziara événement yooyu yëpp ak ziar yi nga xam ne dañ ko daan def individuellement di ñëw di yaslu fii di ñëw di ñaan ci xabru yi yooyu yëpp ñu boole ko nar ko def benn ma ne loolu day nekk benn gàmmu ci benn bés mu laaj taxawaayu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yore waa kër docteur ñu waxtaan ci loolu moom mooy seen ay besoin mais laaj tamit taxawaayu ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yore njiitu ñoom ñoo jiite réew mi lépp loo xam ne ni dañ ko daan def ci gàmmu buñ ko defee ci ziar bi day baax bu dee sax dina mat ñuy yokkaat seen loxo ndax garab yi wax nañ ko xaj na li ñuy wax taalibe tijaan du ñaxtu lépp loo ko jox lu mu ndaw ndaw rek day sant yàlla jéem a fexe naka lay def pour mu mat mais wax dëgg yàlla 300 000 francs de médicaments un bon de 300 000 francs de médicaments c'est dérisoire par rapport ak attentes yi nga xam ne ni moom la ziar bi laaj hôpital bi wax nañ ko amagul li nga xam ne ni moom la war a am pour faire face à cet événement bu ko defee ñu bàyyi ci xel li ci des lépp li nga xam ne nii laaj nañ ko mu nga xam ne nii soxla nañ ko en besoin matériel ressources humaines pour jéem a assurer la couverture médicale de cet événement ki ñi ciy noppale kenn dong la muy chauffeur yi nga xam ne ni ñoom ñooy indi pèlerin yi ñu leen di ñaan bu ngeen leen jëlee pour indi leen Tivaouane ngeen daw ndànk indi leen ci jàmm ñu ziar li ñuy ziar ci jàmm ngeen delloowaat leen fa ñu dëkkoon ci jàmm yeneen pathologie yi nga xam ne ni nit dina ko fi mën a jàmbat lu ndaw lay doon te loolu fayeen yi ñoo koy def ak juufeen yi mooy ay biir buy metteeg fërëg ñoom seen ma leen di jox rendez-vous incha allahu rabbi ngeen ñëw ci jàmm te ñàkku nag c'est très important ni ñu ko waxee vaccin yi ku ragal ñàkku ñu ne la kaay sa sëriñ mi ngi nii di ñàkku fii ci biir salle de banquet moo la woo pour nga ñàkku fan la wooyee ñu ne Tivaouane sa dëkku sëriñ ci ban bés ñu ne sa bésu ziyaara sëriñ loo ragal wax dëgg yàlla loo sant Faye ak loo sant Diouf war nga mën a ñime asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bon ziar incha allahu rabbi. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iway wer gi yaram ne leen wer. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?